suñ 37 milliards moom boo moytuwul ici repose à la paix suñ 37 milliards moom bi ma gisee communiqué bi nee naa ñun perte nañ communiqué bi yoroon naa ko fii sama portable. kon mii maa ngi woon nag moom. waaw. document yee bari nag. waaw yoroon naa communiqué bi fii di xaw ma nag yow noo def ba yoroo ko bi ngay ñëw. mu ngi nii. waaw léegi. Le parquet financier du pôle judiciaire financier a confirmé que les investigations confiées à la section de recherche de Dakar se poursuivent afin de faire la lumière sur les plaintes relatives à de présumées infractions liées au contrat d'électrification rurale impliquant l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, la maison mère espagnole AE Power EPC et sa filiale locale AE Power Sénégal. Suivant transmis numéro 468 du 24 octobre 2025, la section de recherche de Dakar a été saisie pour enquête exhaustive et les investigations se poursuivent avec diligence afin de faire la lumière sur les faits, indique notamment le procureur de la République financier El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla dans son communiqué rendu public vendredi. Procédant à l'historique des plaintes déposées au parquet de Séan, le parquet financier rappelle que le 17 septembre 2024, l'administrateur de la société de droit espagnol AE Power EPC a saisi le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar d'une plainte avec constitution de partie civile contre l'administrateur et le projet manager d'AE Power Sénégal. L'action en justice de la partie espagnole porte sur des faits présumés de tentative d'escroquerie, de faux usage de faux en écriture administrative et manœuvres frauduleuses, lit-on dans le communiqué. À la suite du dessaisissement du doyen des juges, la procédure a été transférée au procureur de la République financier qui a saisi un juge d'instruction le 23 mars 2025, souligne le texte. La même source ajoute qu'une enquête avait été préalablement ouverte à la division des investigations criminelles le 6 janvier 2025 à la suite d'une autre plainte déposée par l'agent judiciaire de l'État pour faux et usage de faux en écriture administrative portant sur l'utilisation d'une fausse quittance de 918 339 800 francs CFA dans le cadre de l'enregistrement du contrat entre AE Power, EPC et ASER, relevant des liens de connexité évidents. Le parquet financier a jugé utile de joindre les deux procédures et assurer que la section de recherche de Dakar a été saisie pour une enquête exhaustive et la poursuite diligente des investigations. Penda xam nga lu neex ci yëf yi. Où ana suñu 37 milliards. En outre, pour rappel bataille, on rappelle ici que Thierno Alassane Sall a également déposé une plainte contre X-Courant octobre 2025 pour des faits de faux usage de faux et détournement de deniers publics. Mais lu ci mënti am comme yëf yi fu mu ne nii moom. non bàyyi ma section de recherche dugg na ci. non ba mu ci duggee yàgg. enquête bi dina leer. enquête ba kay bañ ko commencé yàgg dama ne. enquête bi lan moo ko déclenché. plainte yi. boo xam ne AA Power moo ko def bu Espagne contre bu Sénégal. waaw ñun suñuy 37 milliards ñun ku nu pelantal. maanaam ñun enquête bi li ko déclenché boo liree communiqué bi ci kaw boo déparé ci kaw communiqué bi li déclenché poursuite bi mooy plainte boo xam ne AA Power Espagne def na ko contre AA Power Sénégal ngir lan tentative de corruption wala tentative de ay affaire yooyu affaire faux quittance ak yooyu yëpp basé wu ci ay tentative mais alors que am na loo xam ne du tentative mooy 37 milliards génn na war nañ ci fi électrifier ñaari at mu ngi naan mu ngi ci électrifier ci xaalis bi ñaari at yëpp joxuñu benn résultat alors ñun suñu xaalis boobu lañ doon wër moo tax bi ma liiree communiqué bi dama découragé maanaam man moom bu doon xaalis moom amatuma ci benn yaakaar moom loolu na leer parce que yow liir nga communiqué bi ba mu wàcc dégg nga banque Santander ñu tudd ko ci tudd ñu ko ci de bi génn xaalis bi dégg nga ci turu 37 milliards yu ñu ci tudd ay fonds quittance nga gis de ak ñaata somme biñ tudd gis nga ko somme bi 900 et quelques millions. waaye ñenn non Sénégal neex na nag yow 37 milliards. tax Thierno Alassane Sall wax ni moom dafa saluer communiqué bi nga xamante ni PGF bi def na ko. waaw parce que xëy na Thierno bi muy bind loolu naan mi ngi koy saluer. maanaam dafa lire communiqué bi rek mais bàyyiwul xel ndëgg sërëx yeeg pièces yeeg làqatu yeeg yëf yi ñuy mës ci biir. ak déclenchement de procédure. 2 enquêtes interconnectées et une quittance frauduleuse de 918 millions. te 37 milliards yee ñu naan ñuy laaj maanaam lu mën a xew xoolal Thierno Alassane xam nga bi mu porté plainte lu taxoon. 37 milliards yee ñu dugal te xamuñu fu mu dugg donte sax détournement de deniers publics moom agence judiciaire de l' état rek moo am droit porter ci plainte n'est-ce pas. te agence judiciaire de l' état plainte bi mu dugal pour lan la liiraat ko xool agence judiciaire de l' état lan la porter plainte fausse quittance
non agent judiciaire de l'état ma kii mooy kan kii kan la yow porté woo plainte ngir 37 milliards yu ñuy wër xamuñ fu mu dugg yow ngay porté plainte ngir lay faux quittance lu kii li la kii ñun lay liggéeyal wala qu'est-ce qui se passe. xanaa xamoo man communiqué bi man la engagé bu ma ko procureur jox ko loxo sax dafa yàgg coono yi dafa yàgg depuis le 17 septembre 2024. wa tey ñu naan agence judiciaire de l'état porté na plainte ay 900 millions 900 yow 37 milliards ne mes ngay porté ay 900 naan ay faux quittance kan la ci porté plainte. mais man de jàpp naan dina leer. non du leeree ci fii de. enquête yi bu dee lii ci basé wu. ci communiqué bu dee ci communiqué bi lañ basé wu de man gaw ma mu leer lii moom balaa mënoon a leer lii enquête bi dafa yomb pend. et Thierno qui ne lâche toujours. non xaaral non Thierno sax mën na lâché parce que lii ma gis ni moom Thierno jëratul mu ci sonn xam nga lan la. enquête bi pour mu leeroon gën a gaaw plainte bii la ñuy teg nii à côté maanaam affaire AAPO Espagne xam nga nu ñu koy tegee à côté mooy AAPO Espagne anamu ki porté plainte sax ñun dañ ko mënut a gis nee na moom ay conseil am ñoo saisir doyen des juges léegi moom ak ay conseil am anañu man de xam naa avocat yi Banque Santander xam naa avocat AAPO Sénégal mais avocat yi AAPO Espagne moo xaw ma leen. te xoolal avocat yi AAPO Sénégal def nañ conférence de presse de ñoom jaale kan leer na ñëpp gis nañ leen léegi AAPO Espagne seeni avocat nañ ñëw def conférence de presse nag ñun danoo soxla ñoom ñu indil ñuy chiffre xoose yan dëkk la électrifié 12 ans mooy électrifié xoose mooy électrifié kon yii ñuy def nii nañ ci génn man moom petit tailleur la mais droit bu doon làkk la pël wala naar wala olof dégg naa ko ndax ay français la français nag loo ci wax moom dégg naa ko ci olof dama ko mënul la wax nag waaye lu wax ci loo xam ne mënu ma koo xam ci olof mënul nekk kon parquet yi li ñu communiqué nañ ma ci sóoraale mënoo fi bind communiqué boo xam ne moom bu ma ko mënul liir it dinaa woo Penda Badji mu toog liir ko ma dégg li mu wax ci tubaab naa ko ma wax ci olof en tout cas loolu nag képp ku koy sóoraale del bind lu leer ñun suñu 37 milliards lañ soxla xam fan la dugg fan la génn Thierno moom dafa kontaan ci autorité judiciaire yi ni ñu tuggee. bari na gis nga communiqué bi ñu génnee ci leeral même plateau bi ma toogoon jàpp na ni 37 milliards moom warul war a mën a ni phrase ni te kenn du ci indi ay même plateau bi ma toogoon keroog ndumbelaan communiqué bi ñëpp ko saluer man rek maa rejeté communiqué bi da ko war a saluer nag la ma ca gis a tax yow li ma seetlu woo ko liir nga ba jeexal gisoo 37 milliards fenn fu ñu ko mentionné waaw xool nga agence judiciaire de l'état dugal na plainte de ñaata la cité 918 millions ana 37 milliards yi yow rek boo ñibbee nii rek fi ne nii nga tiim communiqué bi da nga ne neexul ba neexul mais réflexion bi ci ngeer am man aw ma ko woon mais xam nga Sénégal problème bi mooy dañoo am complexe diggante ñun ak justice xam nga complexe bi lan la justice ñaare bu tranché rek dañ naan non jërëtu xool man même àtte laa wax même àtte sax bu ma jotee procès verbal bi dinaa xool àtte bi ak ni juge bi àtte ak lan la àtte ma joxe sama xalaat sama xalaat maa ko moom kenn mënu ma koo teree joxe yenn communiqué yi nañ ciy bàyyi xel dinaa la jox fi may tëje mooy xam nga njëmb maanaam baykati dugub yi ñoo ko xam njëmb ak dugub dañoo nuroo maanaam boo bayoon dugub nii njëmb mi ànd ak dugub bi sax am na nu muy demee boo nekkul baykat dëgg-dëgg baykat yaa ngi may dégg mën nga dagg dugub bi bàyyi fa njëmb mi parce que njëmb mi mooy gën a rafet gën a gaaw a màgg mais aka mën a tas yaakaaru borom tool mooy communiqué bii daa am communiqué yoo xam ne day nuru leeral boo jotee rek automatiquement day nuru njëmb mu nekk ci biir dugub mais gis nga ay boo ca toppee concentré wu ca moo mën a gën a tas yaakaare borom tool li may wax nag baykat yi nañ ko xam mais PGF bi dañoo am intérêt à ce que lii leer parce que lii seen crédibilité mais maanaam mam bu dee am nañ intérêt mu leer ma mais communiqué bi moom képp ku ko lire ak sa xel ak sa xalaat xam nga lan ngay njëkk a laaj boo paree communiqué bi waaw ñun suñuy 37 milliards fu ñu ko mentionné te coow li muy rëy rëy coow li Sénégal coow lan la 37 milliards moo dem xamuñ fu mu dugg Sénégalais yi benn intérêt rek lañ am mooy ñu leeral ñu fan la xaalis bi dugg balaa ñuy leeral ay présumé faux quittance ak ay tentative de corruption yooyu bala ñu ko lijjanti ay tentative faux usage de faux ay faux usage de faux te tentative la léegi Penda xamul luy tentative yow xam nga ko di waa ji dugg na kër Penda Badji këf gaz ba di dem mais Abdou Nguer moom da doon yurndu ñu njorto ne da doon sàcc mais que këf gaz ba moom non duñ ko topp léegi maanaam si ki ñu soupçonné woon ne mu ngi yurndu kër gi kooku la ñuy topp loolu pour lan la nañ génn ci yii ñu nekk contexte bii communiqué bi génnee xam nga ne borom xam-xam yëpp ku ko ci liir dawal sa xel da nga naan Abdourahmane Diouf jëlal say responsabilité combat Reug Reug bi dem loo ci bëgg wax ñu daanale foofu. waaw non combat bu neex la mais nag gis naa ci acte boo xam ne Bira Sène war na ko xoolaat ay mala kenn du leen jël di leen dugal ci ndox. man li tax mbër yi benn affaire benn instant bu ñu demee ba jëm mag nga dégg ñu naan mbër mi dafa feebar bu yàgg na tëdd ñi ngi koy ñaanal njékk ak ñi ngi koy ñaanal ndimbal
loo ci mën a am ci milliards dina dem ba jëmmi jamono mën na këpp waat sa kaw. comprendre nga. yu baree bari dañ koy war di bàyyi. man taxawaay Mohamed Ndao Tyson ci làmb dama koy rafetlu parce que ñun seetaan nañ làmb yu baree bari mais yu baree bari Tyson daawoo gis du ko def Tyson daa demoon ba mel na mbëru tubaab sax seetlu li ma la wax ngeen demaat ci kii Tyson yu baree bari da nga ko doon gis mu ko ne mbër yi lu ne la ñuy def xëy dut saane jël na fi ayatul kursi yu dem ngeen boo ko nga gis ñoo xam dañuy teg xaatim alxuraan taxaw ci di xëppoo ay butéel c'est-à-dire que nañu xoolaat loolu ñu def parce que nag du ma wàññi dara de man du yàgg ba mbër ma gàllaaj ga muy xëppoo laal ma du yàgg ba mu laal keneen mais ñoom dañuy war a xaar l'avenir ëllëg soo demee ba màgget ëllëg boo demee ba jëm mag affaire yi war a répercuté wu sa kaw soit mu répercuté sa njaboot. loolu moo jar a bàyyi te li ma la wax ne muus day fayu ñun daan nañu wax bi ñu nekk xale. ñu naan la moytul bàyyi li dóor muus ak wala ngay toroxal muus day fayu. ah bon day fayu de. muus day fayu. te gis naa démb rëg-rëg dugal leen ci siwa noonu ak ndox beeg yooyu non ça va c'est autre chose. image bu choqué loolu moom ba kii Bira Sène war na ci taxaw bu baax a baax. maanaam man su ma sañoon bépp mala buy dund dootuñu ko dugal ci làmb ci. waaw loolu moom dëgg la. su ma sañoon boog bépp mala boo xam ne yaa ngi dund. moo xam jinax laak sindax laak pitax ak picc yépp a ci yam. mala amul place ci làmb. dëgg la loolu moom ànd mala dañ ko war a protéger te loolu eaux et forêt sax da cee war a jóg de. dëgg la dañ cee war a jóg comme ñoom ñooy protéger mala yi dañ cee war a boole protéger waaye mala yi ci biir kër gi. parce que tubaab bi dañu fonkee mala yi. non si ak ñun dañuy sàgganee mala yi. tubaab yi ñu gën a gëm sport fuuf gën ñu koo bëgg. mais bu ñuy fubal sax ba muus jaar ci terrain bi wala kii nga gis ñu taxaw. wala ñu fexe ba génne ko ndànk tranquillement fii moom da ngay wéq ak di dóor. loolu war nañ ci bàyyi xel nañ génn ci yooyu yii moom Bira Sène pour mu taaral làmb il fallait que mu fexe mala intérêt man bu ma gisee mala ci làmb ni ma koy yërëme. gisee keroog am na benn waay bu fi kaj ji ginaar lañ teg mu ñëw kaj ji ko ca bitti benn mbër wéq ko ay pitax ñëw nga sànni booy jàpp pitax bi kuttu sànni. c'était image yu ñaaw. loolu Bira Sène war na ci bàyyi xel. incha allah mbër bu koy def tamit. tôt ou tard dina répercuté waat sa kaw. am na solo tàggatool. waaw maa ngi gërëm ñëpp di leen ñaanal jàmm ñu ne woon ci direct bi. maa ngi gis ñi réclamé 37 milliards yi wax nañ dëgg. waaw léegi moom jar na sax dem ba buntu PGF ah. waaw taxaw. nuyul Soda Badji depuis Tivaouane. waaw maa ngi nuyu Soda Badji. ak Mame Yacine. di waxuma nag Mame Yacine Fall. keroog sëtam bi nee na ma del séparé sama maam del wax del séparé boo dee Mame Yacine nañu yaakaar ne Yacine Fall ngay wax même Yacine Fall sax maa ngi koy nuyu moom it yàlla na ko yàlla defal jàmm. def na fi lu ne ndeysaan. sama mère bi danaan soli weeram rek di dóori anglais yàlla na ko yàlla defal jàmm yaayu Sophie. amiin fa mu jëm yàlla na fa yiwu yàlla jëm. tiitoon naa trop bi mu nekk ministre de la justice. journaliste yeeg yu ne muy yeew di yóbbu fekk Babacar Fall yóbbu Maïmouna Ndour Faye vraiment Yacine def na fi jaloore daal. di ñaanal ñëpp di ñaanal kër gi yàlla def fi jàmm. amiin def fi tawféex. amiin ngeer waaw di ñaanal réew mi tamit yàlla def fi jàmm. amiin di gërëmaat ñëpp di sant ñëpp. di jox rendez-vous incha allah. lundi bi ñëwaat incha allah xale yi ñëwaat naan seen taasu ngeer comme toujours. Fat Dieye day faj coono. Fat Dieye moom bu xëyee rek daal di posté kaay leen naan ngeer donc ñu tamit chaque lundi rek xale yi ñëw daal di naan ngeer lépp lu fi dëng nag ci ñun la lu fi jub yàlla suñu borom la. jéena amiin donc di la santaat bu wér a wér di remercier waat yéen ñi safoo programme yu Sénégal 7 rawatina seen concept bi nga xam chaque mais nuyul ma buur géwél sama tailleur bi. waaw ba bu anim sax moom mu ngi fi mu ngi ci jàmm mu ngi fi ñu ci jàmm bu baax ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. waaw moom lu mu ñawul baaxul ak lampe borom parfum yi. il est bien waaw ak lampe xanaa suñu paree léegi sax fa la ñuy jaar ci lampe. waaw duñ fa jaar. yow da ngay dem ñu teral la man kenn ma teral ànd ma ak yow bu ngeewu ma la. parfum dinaa ko indi mu sponsorisé émission bi. loolu de chaque jour nga dikk ko te defoo ki dara boo jógee naan yaay borom dëkk bi nekk te yow doo borom fenn Cheikh Bara Ndiaye sax la gën a nekk borom dëkk donc di kontaan bu baax a baax tey remercier technique bi tuuti mee ngi moo nekkoon ci machine bi Ismaïla Fall la rédaction de Sénégal 7 yéen ngi safoo suñu ay programme jërë ngeen jëf